maa ngi nuyu ku ci ne sa tur ak sa sant di nuyu kilifa diine yi fi teew ak kilifa aade yi di nuyu imam di nuyu président Morek ñu ngi lay nuyu bu baax ci sa taxawaay tey du tey sax yàgg ngay taxaw waaye nag ñu ngi lay féliciter tey ci kanamu UNAPAD di nuyu président UNAPAD di staff bi yëpp maa ngi leen di nuyu jigéen ñi fi teew ñëpp ah UNAPAD am na solo ndax li ko tax a am solo mooy 4 objectifs yi yëpp dafay objectif bu ci ne mënu cee dem bàyyi moromam kon donc ci 4 objectifs yi yëpp war nañ cee liggéey ku ci ne ba xam ne liggéey nga ci bu baax a baax parce que moom mooy développement Sénégal moom mooy yóbbu Sénégal fa ñu bëgg mu yegg fa. man ci environnement bi dinaa ci wax ndax environnement bi damay ñaan UNAPAD ñu bañ a yem rek ci parce que li ñu naan qualité yi war nañ ko changer dafay yegg ba ci environnement bi changement bi muy véhiculer ni nit ki war a comporté woo ni nit ki war a comporté woo ci mbedd ni nit ki war a comporté woo ci biir këram ni nit ki war a comporté woo ak li muy lekk li nit ki war a comporté woo ak fépp fu mu mënti nekk ak doomu aadama parce que loolu mooy yokk développement loolu mooy indi développement bu durable ñu véhiculer nit waroon naan sa kaasu café sànni ci mbedd waroo lekk sa sandwich taxañ ba mu rafet nga sànni ci say tànk donc loolu yëpp UNAPAD am na ci une part de responsabilité nañu ko dox ci affaire formation yi li ñu ma bëgg mooy ñu valoriser ko ni ñu koy valoriser mooy ci eau de javel bi parce que jigéen ñi ma nekkal ñoom ci eau de javel la ñuy liggéey ak ci savon bi mais dañu ko valoriser wul intrant yi doy yi nga xamante ne mën na mate aussi amul te li ñuy defar baax na baax goo xam ne mën nañ ko exposer fu ne suñu sañoon dinañu dem ci foire bu amatee dinañ dem foire exposer suñu marché suñu produit et cetera et cetera fii jigéen ñi ma leen di sant bu baax ndax souvent dañu naan jigéen ñi dañoo sonn jigéen ñi sonnatuñ de parce que dañoo organiser wu ku leen bu max rek ñu dem dañu organiser wu groupement boo gis am nañ ci seen kees loo xam ne nii ku leen ca dolli rek ñu mën a dem kon donc jaaraama jigéen ñi lematuñ seen loxo bankuñ suñ loxo ku leen puus rek ñu dem te loolu la ñuy sàkku fi mu nekk nii loolu la ñuy xaar aussi ci UNAPAD merci beaucoup je vous remercie. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp képp ku fi teew rek maa ngi leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay nag di wax ni di nuyu Adja la présidente di nuyu sama borom kër bi joxaa maa ngi koy nuyu di nuyu ñi fi teew ñëpp ci table yi présidente yi fi nekk ak président yi fi nekk yëpp maa ngi leen di nuyu di leen wax ni man benn membre laa ba démb laa woo Adja la di ko wax dégg li ngeen di def moo tax ma ñëw maa ngi dëkk Kër Mbay Fall amaguma carte damay laaj nag fan lan laa war a def maag samay nit ndax macha allah yor naa ay nit Kër Mbay Fall chaque mercredi dañuy natt mais lu mel nii dañ ko gisagul ci fi ñu nekk ñun waa Kër Mbay Fall gisaguñ ko amu fa depuis plus de 10 ans ñi ngi liggéey ñi ngi def ci suñu bopp ñi ngi defal ay eau de javel mais gisaguñu ku ñu jàppale bu mel ni ay femmes yu brave ñoo fa nekk di liggéey ci lu ne rek nag ñu ciy nekk ci lu ne def nañ ko bay nañu bayu table lu ne def nañ ko Kër Mbay Fall mais du ñoo xam fu ñu koy jaayee ak lu ñuy def ci suñu biir lañ koy jaayante bu yàggee kenn ku ne da ngay dem wuti sa yëfu bopp foofu lañ mujjee kon nag ñoo lay ñaan lii ngeen di def te du ko defal askan wi yàlla nañ ci suñu borom jàppale ko mboolem julli te li ngeen gën a mën a def nag li sama mbokk mi wax léegi nit ñi nañ leen gën a wax leen ci fi ñuy taxaw ndax doomu aadama yi fi ne nii réer nañu réer goo xam ne li ñuy def ci environnement daal defaratuñ ko dëkk bi defaratuñ ko lu waay yanu
lu waay yore yaa ngi ko sànni ci àll bi lu waay yor loo xam ne warut a nekk ci tali mi ngi ci tali bi mi ngi ci mbedd mi kon nag war nañoo jàppale nit ñi te xool ci suñu ëllëg ci suñuy xale yi nga xam ne ci suñu tànk la ñu war a jëf wasalaam maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di rafetlu bu baax initiative bi Lalla ñoo ngi lay sant bu baax gërëm nañ la ndax lii soxla woon nañ ko trop te xamuñu fu ñuy teg suñu tànk may gërëm bu baax nag sunu madame la maire Fatou Bintou Ndiaye ndax dafa nekk Tivaouane Diacksao nag jàppale jigéen ñi xamuñu woon nag fu ñuy teg suñu tànk mais daf ñu daan dimbali di ñu jox ñu jënd dugub def jënd matériel mais nag matériel bi doyut dugub bi ni ñu ko war a defaree noonu wax dëgg yàlla buñ sañan dinañ am renforcement de capacité ñun wax dëgg yàlla jàppale nañu bu baax ndax bu ñëpp defoon ni moom de wax dëgg yàlla Tivaouane Diacksao dina ànd bitig yooyu ñuy wax it dañ koy rafetlu nag ndax bu ñu sañan am fu ñu koy jaayee ay emballage yu baax it bëgg nañ ko financement it bëgg nañ ko ñoo ngi sant na bu baax Tra mi ndax moom it ku ci jàpp la muy Lansana ak njoogu ñaam yi toog wax dëgg yàlla ñun ñu jàppale lañu dañ leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla li ngeen sumb daal yal na ko yàlla yeggale macha allah kontaan nañ ci rafetlu nañ ko mbuus yi ñuy wax ci mbedd mi wax dëgg yàlla mbedd ñëpp la kon nag kenn ku ne dangaa war a defar waaye lu war jot sànni ci mbedd moom ñoom dañ cee war a taxaw lancement bi dafa war a gën a yaatu ñu gën koo yëg kontaan nañ bu baax jërëjëf. ñi nga xam ne tey jii maa ngi commencé si ki nga xam ne mooy présidente régionale bi donc di koy nuyu koy jox wàccukaayam di nuyu ñi nga xam ne ñooy kilifa yu mu toogal si table bi xëy na ñi ngi soog a gisee parce que c'est la première fois moo assisté tey réunion UNAPAD donc par le biais de Lansana ma nekk dans le développement communautaire bu Tivaouane Diacksao mais yàlla dafa def may délégué de quartier de Diacksao nekk président des délégués de quartier de la commune de Tivaouane Diacksao yàlla def aussi tamit population bi doylu ma nekk conseil municipal aussi donc man tey dama gis sama bopp aussi donc si li nga xam ne tey jii moom mooy activité objectif UNAPAD parce que suñu ne développement donc agricole rek donc c'est le développement humain d'abord et que agriculture bio defe naa ne c'est la survie donc de l'être humain changement de comportement bii ñuy wax ni donc ku toog sama wet premier adjoint bii toog nii vraiment dama koy féliciter parce que dañu wax di dérouler ay programme de changement de comportement pesticides yi baaxul parce que mi ngi lor doomu aadama yi il faudrait que donc ñun ñu xam suñu bopp xam lu ñuy lekk lan la pour ñu mën a am une santé boo xam ne c'est durable man de doon naa waxtaan barki dem ak benn expert boo xam ne économiste la en agriculture mu ne ma njoogu gis nga ñun am na culture yoo xam ne culture alimentaire la te day def li nga xam ne donc santé nit ñi da koy gën a renforcer am na produit yu mel ne ñu ngi koy bay ay moringa mun ma maa ngi koy bay man sama tool xam nga moringa mooy lan man ko déedéet mun ma mooy saab-saab mun ma xam nga ñaata laay jaay kilo bi man ko déedéet mun ma maa ngi jaay kilo bi 35 000 francs le kilo donc ñun ñi ngi am loo xam ne dafa mel ne xamuñu ko te jege ñu wax ko développer wax ko téye approprier ko te bàyyi yi nga xam ne ñun moom la ñuy jëlee bitim réew engrais baaxul engrais mooy indi problème yi nga xam ne ay malformation si nit ñi il faudrait que ñu développer l'agriculture biologique bio en tout cas daal man maa ngi si biir bio parce que am na produit yoo xam ne man ñu ma koy indil ma di ko jaay tel que l'amarante amarante ñu tuddee ko la plante mystérieuse bari na loo xam ne mi ngi si suñu réew mi mais dama naan président tey jii donc nañu fexe ba aussi tamit ñu am ay semences yoo xam ne de qualité lay doon dana participer si santé nit ñi pas que rek ñu am ay semences yoo xam ne qualité lay doon mais c'est destiné à l'exportation mais ñu am yoo xam ne au moins dana servir suñu santé population surtout xale yi nga xam ne dañuy am ay difficultés pour mën a am une croissance boo xam ne ay ferro leen di manque ak ay calcium te am na plante yoo xam ne ñu ngi koy développer mi ngi fii si réew mi suñ ko cultiver développer ko dana mën a soigner xale yi danañ ko mën a vulgariser ba dana bokk si suñu alimentation maa ngi remercier en tout cas l'organe di remercier vraiment am naa mbégte daal di remercier daal Lalla parce que Lalla moom gisee nañu temps yi passé may remercier aussi le président Top moom mi nga xam ne vraiment si di yàgg naa ko dégg si action yi muy def parce que ñu ngi Tivaouane Diacksao mais lépp lu xew si réew mi aussi tamit day am ñoo xam ne
xëy na kenn dana ko fekkee war a ñëw nettali ko waat foofu ñu ngi lay féliciter de remercier ci action yi nga xam ne yaa ngi koy def merci beaucoup jërëjëf. maaleykum maa ngi tudd Fatou Niang maa ngi jógee ba Thiaroye bokk ci benn GIE bu ñuy wax Kër Yaay Sukkay ñu ci wàllu transformation la ñu nekk di def mais dama am question ñaari question yu may laaj benn question mooy ñu expliquer ma réellement objectifu UNAPAD ñu xamal ma ko beneen bi damay dégg ci seen waxtaan paysans yi c'est vrai que ni gëstu ngeen paysans yi ba mu baax dem ngeen ci àll bi xam nga leen ñoom xam ngeen seen inconvénient mais à niveau Dakar fii nii ay jigéen yi nga xam ne dañuy transformer ñoo fi nekk la plupart ñiy transformer ñoo fi nekk certes am nañ ay baykat mais jigéen ñi transformer ndax xam nga leen lu ñoom seen i problème comme ni ngeen xamee baykat yi parce que ñoom bu ñu transformer des produits qualité ñoom ñii ñoo ko war a yeggali pour mu yegg ci askan bi donc ñoom il faut ñu xam leen parce que am nañu ay besoins xëy na besoins yi dinañ génn mais boor nga leen gën a xam ni ngeen xamee ki parce que seen waxtaan paysans yi dégg naa ne ngeen gën a xam que sama dégg-dégg que ni ngeen xamee femme transformatrice te su ma sañoon comme Dakar la te Dakar dañuy transformation rek lañu mën a def bu dee région yi moom xëy na dañuy bay ndax am nañ àll bu doy mais ñun tam bëgg nañ ngeen gën ñoo gëstu xam li nga xam ne mooy suñu góom parce que ñun bu ñu amul liggéey bu ñu ko deful ba mu normal yaakaar naa ba ay biyoog yooyu noonu balaa mu yegg si après dafay kii parce que dem naa ISRA bi ngay wax Thiès boobu noonu seen université bi amoon naa fa dégustation bu ma amoon parce que ci milieu mil bi laay liggéey dañoo demoon foofu présenter produit mais dañ ma woo ne ma ñoom dañuy def affaire semence yeeg yooyu ban qualité produit mil la ñuy utiliser léegi dañu bëggoon am relation ak ñoom mais pour nga am continuité boobu noonu pour nga am relation boobu noonu niveau ci université yeeg ñooñu nga xam ne dañuy nekk ci liggéey boobu noonu il faut nga approcher leen mais approche bi yombul donc yéen ñi nga xam ne ngeen mën a jokk ci loolu jëmale ko ci ñun léegi yéen a ñu war a mën a jàppale ba jigéen ñi toog fii nii li ñuy transformer mu nekk qualité boobu noonu donc gën leen gëstu ñoom ñaari question yooyu laa amoon muy objectif bi ak ngeen gëstu jigéen ñi nga xam ne dañuy transformer aussi seen besoin. comme que ñun moom ay jullit lañ defe naa nodd gi buy jib faaw ñu bàyyi ko mu yeggali ndax ay doomu jullit lañ ñoo ngi siy jégg lu baax ci kàddu gi ñu dagg waaye kàddu borom bi moo ëpp solo lépp waaw dama doon wax rek maanaam solo si nga xamante ne moom la ndaje mi am ndaxte ñun dañu nekk ay jigéen doon ay ndaw nekk ci commune Tivaouane Diacksao di fa yëngu li ñuy yëngu ñu ngi si gis suñu bopp waaye ñu ngi si am limite ndaxte fi nga ko war a yóbbu wala fi nga xamante ne fa nga am say problème war ka faa jooy loolu moo nekkoon jafe-jafe daanaka jigéen ñu bari ci dëkk bi lan mooy suñu problème mooy ne ñun dañu war a autonome l'autonomisation des femmes d'abord ñun li ñuy liggéey ñun ñoo koy yàqaat changement de mentalité bi ñuy wax jigéen ñoom ñoo war a yar ndaxte góor ñi amuñu jot ñun ñoo war a yar góor ñi ñoo leen yar ñooy yar ndaw ñi ñooy yar xale yi kon li nga xamante ni moom moo fi ne président de la république Macky Sall lancé ko fan yi ñu koy gis muy ne clean day bi bay ci sa weewu tànk bu environnement bi setul defe naa ne liñ bëgg ci suñu réew wala liñ bëgg ci suñu jiwu yi duñ ko am environnement bi dafa war a set maanaam ku bale sa biir kër génn ci buntu kër gi sànniwaat ko fa kon ana cet ga mbuus yi li muy tënk ci suuf si li muy lor suuf si gàncax yi muy lor mënuñu xam sax impact bi ni mu toll kon loolu lañ ko war a njëkk a xeex lii may dolliwaat tamit mooy ne tonton be daf ma manger sur la langue parce que ñun gis nañ ne fu nit mën a toog ba féexlu sax amatul ci Sénégal fu nit toog ba mën a féexlu amatul ci Sénégal te loolu dafa bokk ci dund àll bi gaa dem nañ fa daanaka presque suuf yëpp dagg nañ ko tubaab yi ñu ngi ñëw di nangu suñuy suuf ñun ñu toog di xoole te loolu war nañ koo xeex lu ñu ci war a mën a gën a xeex moo ne état moo ci war a mën a jàppale li kii wax président moo ne état du jàppale day accompagner rek nit ñi ñoom ñoo xam seeni mbóot ñoom ñoo war a génn ci biti taxaw ci am si fulaak fayda di ko xeex ba état ñëw fekk la ca dimbal la ca fekk loxol borom nañ leen jàppalante lii te def ko suñu yëfu bopp président Top maa ngi lay nuyu au passage parce que peut-être c'est la première fois qu'on se voit mais maa ngi lay dégg ci au niveau départemental ndax ñun dañu nekk ay ndaw di yëngu ci politique président Macky Sall doon suñu leader samay mbokk yi
jeunesse ñu ngi lay gërëm bu baax ndax jàppale gi nga leen jàppale peut-être amaguma occasion boo xamante mën nañ ko gisee mais say acte ñu ngi koy dégg te ñu ngi koy magnifier vraiment yal na la yàlla jàppale li nga bëgg ci Kër Massar nga am ko. ñuy remercier tamit suñu tata Lalla Ba parce que Lassana daf ñuy wax lu bari ci yow macha allah muy une brave dame yal na yàlla taxawal la dëgëral la li nga sumb mu mottali ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen jox seen wàccuwaay di nuyu le président départemental de UNAPAD di nuyu les présidents UNAPAD yi nga xam ne ñoo représenté les régions di nuyu la présidente di nuyu le président di nuyu le président départemental muy Mame Biram di ko wax maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne nag ñun sunu benn problème rek la ñu am. Man, je suis conseillère municipale à la commune de Kër Massar et je suis la présidente commission genre. Sama collègue bu nga ne le xam na li may wax mais ñun opportunité bi ngeen am moo nu dal ñun kenn joxuñu li ñu war a am pour mën a doxal sunu kii bien que le président Omar Top nag mi ngi fii vraiment amul benn pouvoir fii boo xam ne dañ ko jox ci poche am lay génnee di dimbale les groupements féminins yoo xam ne ñëpp ñu ngi taxaw pour liggéey ci ginnaawam mais amuñu benn opportunité boo xam ne comme lu mel ni UNAPAD ñu accompagner ñu kon boog ñu man question bi may demandé mooy nan la ñu war a mën a def ba UNAPAD ñëw accompagner le mouvement Moret ndax le président Omar Top sonn na ci groupement féminin yi bu ma taxawoon di lim fi groupement féminin yi mu dimbali bari nan mais nag opportunité bi c'est une opportunité bu am solo kon nag ñun man daal maa ngi sàkku ci yéen ngeen accompagner ñu ba li ñu soxla ci Kër Massar ñu am ko di nuyu nag Lalla c'est une battante ñun bu nu mënee am lu mel nii moom moo tax kon boog ñu ngi koy gërëm di ko sant di wax bonne continuation merci. de transformation nga am sa équipement donc ñu lay invité ci ñett c'est la formation c'est la formalisation c'est l'accès au financement donc ñett yi la ñu invité UNAPAD ci département de Pikine mu accompagner ñu ginnaaw bu ñu tàllalee suñu loxo suñu borom tabaraka wa taala nga xamante ne moom mën lépp moo xam lépp di leen gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant suñu borom di sant yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ma nag baat bi moo xaw a dee parce que li ma bougé moo bëri te dama guddee ñëw démb mais mun ma ñàkk bañ a teew parce que d'abord damay commencer par Lalla suñu présidente suñu coordinatrice c'est une femme avec qui j'ai travaillé pendant longtemps dans le cadre de développement dans beaucoup de programmes que j'ai eu fu mu ko fekk su ma la ko jógal day jóg mu am benn diwo muy lancé na muy sama wasila di sama lépp du man def dara seen zone te ñëw du woowu ma leen parce que nee naa leen développement acteur développement c'est la tête et le cœur pourquoi la tête et le cœur il faut nga am lu dënn bu yaatu mun a supporter lu bëri am as ñëw tuuti xam-xam ci dara pour mun a accompagner nit pour mun leen former donc sooy liggéey pendant longtemps sur le développement on a d'autres choses à faire mais dañoo bëgg développement gëm suñu pikinité gëm Pikine xam war nañu fi def dara moo tax ñu dugg ci développement bi te développement soo koy def il faut que nga am li ngay mel wala nga am li ngay taxawee ñenn ñi ngi naan Pikine amuñu fi ñuy bayee il faut que les gens savent que Pikine la zone des Niayes lu ko traversé de part et d'autre c'est 7 kilomètres à part la mer soo jëlee zone des Niayes nga jël fixe nga xool ko ji bay na fi géométrique di nga xool zone des Niayes bi fu nekk côté mer bi yëpp 7 kilomètres la bu dee dëgg yàlla ay rationnel si loolu moo tax ma ne le Sénégal à Dakar on a un peu faire l'agriculture un peu faire la pêche un peu faire problème climat yi lépp li nga xam ne UNAPAD da ko soxla am na à Dakar ça dépend ni ko xamee ak ni ñu ko xalaat ni ñu ko war a defee li ma waxoon fee naa si jof tuuti ma ne la mun ñu liggéey si benn état te ñun ànduñoo ak état par rapport li muy def le PCE su la neex ñu wax ko PCE le plan Sénégal développement mais dama naan le PCE parce que lépp loo xam ne état la état day dox si jógaa 3 paradigmes protéger soigner éduquer l'être humain en tant que tel su amul gan waa li ñu koy wéeroo bu fekkee nit ki warul
fekkee ni ki amul xam-xam dëkk boobu du développé donc mission étatique loolu la développement loolu moo ko wasal kon tey su mu ñëwee tey bi du mën a laal ma ne ko fu nga nekk da nga koy def fi nga xam foofu ko dëkk nit yi xam yaay kan voilà une brave dame tey bëri na tey point focaux yoo xam ne dañu waroon ñëw mais ji nga tey dama leen bëgg a xamante tey au niveau avec l'Union européenne dañu am benn programme bu ñuy wax mooy programme boo xamante ne moom la ñuy liggéey ak Union européenne tey le préfet de Pikine le préfet de Guédiawaye sont à Guédiawaye mooy si booru waruwaar yi doon inauguré benn avec l'Union européenne mais laala dama ne quel que soit alpha man je serai présent pour ta parce que mënuñu ko ñàkk la def kon ngeen xam ñi fi ñëw tey dañu am yeneen programme parce que bi ñu ko programme jour bi ñu ko programme woon dañ ko changé waat te lii fekk jëlee nañu ko à l'avance mënuñu am ay partenaires yoo xam ne dañu war a financer au niveau de Pikine et Guédiawaye ñii ñëw jógee ñii Suisse ñii jógee Union européenne ñi bañ leen teeroo loolu moo waral mu am point focaux yoo xam ne foofu ñu absenté mais xamal na lu ñu wax dañuy jël ñi nga xamante ne la mooy ay leaders les femmes ñoo xam ne dañuy ay groupement ñi ñëw jëm leen sensibiliser parce que avant d'avoir de penser aux cartes et consorts nañ sensibiliser les personnes am na ay personnes yoo xamante ne sont des personnes leaders tey maa ngi déglu suma jarbaat bay di wax sànq yore ay groupement ñi yëpp ñu yore ay groupement tey jii ñi suñu sensibiliser bu subaa au lieu de 75 vous aurez plus de 200 à 300 000 personnes yoo xam ne ñëw bokk donc le but de cette style mooy c'est de sensibiliser les personnes xam leen ne am na lu fi nekk am na lu bees ñu ñëw loo xam ne dafa leen jëriñ seen askan ñu xool ñu koy liggéeyee bu leen xeeb mbooloo bi mais mbooloo bi si nekk ku si nekk yaa ngi taxaw si ginnaaw ñoo xam plus de 100 personnes wala plus de 200 personnes kon donc au-delà de voir derrière ces personnes nañu xool derrière ces personnes ñu fi nekk parce que ñu si bëri xam naa ne damay liggéey ñoom parce que sama xarit Algora on se connaît ñoom je les connais liggéey naa ak ñoom parce que ñëpp liggéey naa sama daan beaucoup de programme bourse familiale yi parce que ñoo ko programmé tey bourse familiale programme bu mu am avant banque mañe dugg ñun ñoo ko yoroon man maa doon coordonnateur bi dara amul woon ñoo ko installé def ko ba tey banque mondiale gëm ko gis programme yi yëpp développé ko waxal ñu ba ñu dugg ko seen xaalis waxoon na nga waxoon naa ne il faut ñu jëm xool ñu koy liggéey donc ak yeneen programme yoo xam ne dañu ko yor donc yi nga monsieur le président na say xel dal di nga Pikine c'est un département très complexe ils ont dans leur sang c'est une population rebelle généralement ils sont dans l'opposition si bëri moo tax soo leen gisee fi ay maires yu bëri dañu bëgg am suñu indépendance dans le cadre de développement lu ñu gëm mooy suñu askan fi ñu yeewoo lu ñu gëm suñu nit ñi nga xam ne ñu dégg lu ñu gëm mooy ñi nga xam ne ñu ànd ak chaque jour moo tax ñun li ñuy jéem a gëm mooy ñi nga xam ne ñu yeewoo chaque jour fexe ñu leen def sensibiliser ba nga xam ne jël programme moom ko suñu bopp parce que actuellement le monde change on est dans un monde où c'est les politiques qui font l'affaire on est dans un monde où soo xoolee sont des personnes yoo xam ne la morale wala yoo personne crédible la état bi di xool leen ñi siy di xool leen dina xaar ñu investir leen vous avez vu avec ay Macron des trucs comme ça yoo xam ne moo commencé xew c'est pas des politiques pures ce sont des gens yoo xam ne dañu am seen xam-xam am seen technique xam askan bi ñëw am benn idée bi ñuy véhiculer ànd ak ñoom di nga ce projet là à Pikine na seen xel dal su neexee suñu borom yàlla moo mun nag kenn mënul mais xam naa ne Pikine da ngay fi am résultat boo xam ne dina ko sa xalaat damay remercier suñu doyen bi je l'ai vu partout mag la mais foo la yëngatu mu dem doyen encore une fois je vous remercie de votre disponibilité de votre temps mu la nga wax ne mag laa Rufisque laa jógee mun naa toog fi te am fii wala du ma dem fii li ngay def suñ ko moo tax ma ne développement xol la même soo bëggee toog tànk yaa ngi koy bay xel baa nga koy bay da ngay ñëw yàlla na la yàlla fay yàlla may la wër tey damay remercier aussi monsieur Top j'ai dit à la jëlal koo xam ne dafa jege askan bi amul ndomu tànk amul dara doole mi la liggéey parce que man je le suis à travers les réseaux sociaux à travers les journaux maa ngi dégg li muy def parce que ñun dañu nekk développement na xam ne ñuy def tey li nga def moo na si bañ a fekk ñu moo li nga fa suñu bopp mais il fallait que dama ne laal il faut nga xool fi nga dëkk nga xool ki nga xam moo fa nekk bokk ak askan bi nga liggéey kooku parce que tey suñu def orientation politique rek dañ koy récupérer dugal ko foo xam ne bokk fa am na ñoo xam ne dañuy xool ne kii moo fa nekk du mu fa ñëw dañuy bëgg jël personnes yoo xamante ne vraiment ils sont à part sur la population président ñu ngi lay remercier encore Kaffrine sori na sama présidente en tant que puis mbokk APDC ñun dañ ciy des développement la mooy APDC agent pour le développement communautaire mooy ñun dañuy jël ñoo xam ne dañu nekk si développement encadré leen former leen tey groupement yi ñoo ko installé à Dakar kon donc xam nga la mooy développement soo xamee développement am na loo xamante ne du mbooloo moo lay xool da ngay ko qualité mbooloo bi nga xam moo toog dañuy ñaan yàlla li ñuy fi boole tey yàlla na ko yàlla ful mu doon lu ñuy gis dañuy ñaan li ñuy toog fii tey xool bu ñu si ànd ak xattan bu ñu ànd ak li ñu si araat yàlla nañu ko yàlla mun lu ba ñu eggale ko tey programme bi c'était un programme de Kaffrine mais c'est devenu un programme national mais li may wax rek
ñi ñuy jàkkaarloo ay leader nañu sont des institutions dañuy fex ba suñu jàkkaarloo ñoom li ñuy wax mu nekk loo xam ne dañu ko xam tey état day liggéey avec un programme budget le ministère mooy ordinateur bi kooku waxoon naa la ko bee passé ki ngay jàkkaarloo fekkee moom moo war a ordonner li muy joxe moom moo yore xaalis bi am na ku mu ko yéene il faut nga xam li muy liggéey lan la li mu bëgg lan la fan lay jëm nga mu ko convaincre pour mun jël ko la mu jox la ko nga liggéey ko te il faut que ñun INAPAD comme ni ko sama waay di waxee ñu former les gens formaliser xam li ñuy wax lan la donc grosso modo loolu laay teg di leen dalal di leen remercier te comme ni ko waxee vraiment président encore une fois merci par rapport à la situation. auzubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamina asalaamualeykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax sama mbokki séréer yi ñu ni ngeen déglu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara waaye di leen jéggalu bu baax a baax itam ci toogaay bu yàgg bi waaye nag dañoo bokk ay bëgg-bëgg moo tax kenn ku ci nekk soo toogee doo yàkkamtee jóg ñuy nuyu suñu kilifa yi toog tàmbalee ko ci tonton Maam Biram ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool ko ñaanal 100 ans sans ordonnance moom lañ koy ñaanal ndax dañuy wax dooley jën ndox te moom bokk na ci ki nga xamante ni moo ñuy jàppale fu ñu ko gisee dañuy am fit ku ñemee ku ne dañ laa déey te daf ñoo déey moo tax ñu am fitu ànd ak moom ci liggéey bu sell bi nga xamante ne suñu président Sadimbu Cissé l'infatigable moo ko fi indi ñu koy nuyu di ko sargal di nuyu monsieur Top di wax ne suñu xel dal na ndax dëkk booy ñëwee waa dëkk ba di wax ca nit ka lu baax kon na sa xel dal xam ne dëkkandoo am na solo may nuyu la présidente régionale madame Ndeye Binta di ko masawu coono di waaye di ko jaajëfal itam di nuyu Lalla ak képp koo xamante ne rek yaa ngi toog ci table bi di leen sargal bu baax a baax ci bés bu am solo bi daanaka mënoon nañoo bañ a wax waaye dañuy wax ne ñambaas yàqul sër bu fekkee du yëbb yàqul sër damay ñëw rek ci sama mbokki jigéen yi surtout les points focaux ndax ñun ñoo nekk ci département bi jiite leen waaye nag liggéey bi yéen ñi yéen a ko yor ndax bientôt dañuy ñëw ci communes yi fekk leen fa fas yéene ànd ak yéen liggéey ci li nga xamante ne mooy objectif yu INAPAD duñu ci ñëw ndax ku jël kàddu fi mu nekk ni ñu ci bari wax nañ ci te le président dina ci dellusiwaat bu baax parce que dañ ko laajaat te nu mu gën a leere gën a baax kon ñuy wax ni nañu gën a góorgóorlu gëm suñu bopp wóolonte di dimbalante parce que ay nit bu ñuy ànd te wóolonte wuñu dara du sotti kon man loolu laa leen di ñaax ñu gën a góorgóorlu gën a jàppalante gën a wóolonte gëm suñu bopp liggéey te xam ne fii ku fi taxaw ku ne tàllal sa loxo jigéen ñi bokk nañ ci ñi la jàppale fii ay jigéen rek ñoo fi nekk li fi ëpp ay jigéen lañ toujours moom laay wax dama naan fu ma dem fu ma fekkee jigéen ña bari rek damay gën a kontaan ndax man dama gëm lool jigéen ñiy góorgóorlu te gis nañ ne ci kër yi yéen a nga fa sànq sëñ Njoogu wax na ba tudd ci école yi man dama nekk vice-présidente UNAPES Union nationale pour la promotion UNAPES dafa nekk kuréel goo xam ne dafay ëmb bépp parent d'élèves muy Union nationale des associations des parents d'élèves Tëngéej ba nekk vice-présidente département bu Tëngéej li ñuy wax nii ci jàppale xale yi pour que ñu mën a am njàng mu sell njàng mu xereñ ñun dañ cee liggéey lu bari te gis nañ ne UNAPAD war naa mën a dugal loxoom ci loolu ñu amoon projet boo xam ne dañ koo tuddee jàng màgg tekki ñu tudde ko leema tekki cagri à l'école fekk xale yi ñu seen biir école yi ñu di leen jox ay cagri la nga xamante ne ñun ñoo koy liggéey mu sell loolu ñu jox leen ko ñu koy lekk su ko defee seen croissance dafay gën a dëgër kon loolu aussi bokk na ci liggéeyu UNAPAD moo tax damay wax ne UNAPAD jaaykatu gerte caaf ba ca koñ ba ci la bokk
ca la bokk jaaykatu caagri ba ca koñ ba ca la bokk waaye naka lañ koy jàppalee ba nga xamante ne loolee muy jaay dana sell ba bu nit ki su ko jëfandikoo mu mën koo indil wér-gu-yaram kon nañu soppi doxalin yi nañu soppi nekkin yi te xam ne fii lu fi taxaw rek ñun jigéen ñi ñun ñoo ko samp président ñu lay wax ne na sa xel daal yaakaar nag mooy yóbbu nit màkka waaye foo dem am na jumaa yaakaar jooju nga am ci ñun nag yàlla na nu yàlla jàppale ba bu ko yàlla tas ñun tamit yaakaar ji ñu am ci yow yàlla bu ko yàlla tas sant nañ ñëpp gërëm nañu ñëpp jërë ngeen jëf. waaw kon ma ñëw rek ci tontu question yi bu ci njëkk mooy problème mu suuf loolu moom ni mu amee Dakar la amee ci gox yëpp da nga dem benn dëkk ñu ne la sama maam moom 2 kilomètres yi kenn nit moom ko wala benn famille kese moom ko te duñ ko valoriser loolu wala ñu ne loolu am na jigéen du doon suuf boo xoolee boo demee ci dëkk ñi nga xamante ni bu seen waajur wàccee liggéey ñuy war a séddoo tool yi jigéen du ci bokk parce que dañ ne day sëyi kon dëkkatu fa donc problème mu suuf moom ci jigéen dafa xaw a doy waar waaye UNAPAD lu mu ci bëgg a def mooy plaidoyer danañ rencontrer ministre bi Omar Gueye ci loolu danañ ci boole suñu plaidoyer boo xam boo xoolee suñu plaquettes yi dañ ci def waxuñ sax pour góor ñi mais accès aux femmes à la terre lañ ci def dañ ko spécifié def ko point saillant ci biir programme bi même dossier bi bu ñëwee suñu plan d'orientation bi da ciy fës ba bu ñu toogee ak président na bokk point yi nga xam ne dañ koy wax ba nga xamante ni xëy na ci à travers UNAPAD danañ mën a jox jigéen yelleefam ci suuf parce que développement boo koy wax sincèrement lu tonton wax léegi dëgg la jigéen ñi la àll bi sax léegi boo demee jigéen ñooy bay góor ñi ci daat yi la ñuy toog mooy loolu ñuy wax daat ñun saalum yi mooy garab kii yooyu ñuy defar ci taatu garab yi wala góor ñi di toog donc jigéen ñooy def lépp fii ci Dakar aussi tonton Mame Birame souvent daf koy wax zone des Niayes bu ñu ci bayee lu sell te baax ci zone des Niayes la te waroon nañ ko l'état communal oui waroon parce que ñun wowoon nañ ñu ba Omar Gueye waxoon naa ko présidente bi waxoon nañ dañuy jox espace foofu terre pour ñu jox ko jigéen ñi UNAPAD loolu aussi danañ ko bés bu ñu taxawee Omar Gueye toogee ak Omar Gueye ministre Omar Gueye danañ ci gën a taxaw pour au moins jigéen UNAPAD région bi am fa même 2 wala 3 hectares wala au delà de ça ñu jagleel leen ko pour ñu fay bay li nga xamante ni mooy li ñu fay bay pour mënte di ko transformer aussi di ko dundee di ko jaay. beneen bi aussi mooy fexe ba ni ko nit ñi di daggee di ko dëkkee mu wàññeeku parce que buñ dëkkee lépp problème dana am ci Dakar parce que air dootu fi bari oxygène dootu fi bari parce que lépp dëkkuwaay lay doon doo am benn air nu ngelaw li ñëwee ci jógee ci océan bi di ñëw ak noo fa bayee nu muy baaxee ñu dem dëkkuwaay lépp ñu def ko dëkkuwaay dagg ko dëkk ko je pense que loolu bu ci nit ñi jógul wax ci dana doy waar dina tax ba nit ñi duñu am fu ñu exprimer jeunes yi duñu bay jigéen ñi duñu bay donc loolu il faut que plaidoyer la boo xamante ni UNAPAD dina ko porter mais il faut mu jógee aussi ci UNAPAD département bu Rufisque pour ñun ñëpp ñu mën ko porter ndoor rek d'accord loolu le gars sax woo na ma nee na ma Omar Gueye dinañu recevoir bu paree tournée bi bu ñu recevoir rek nañ ko def plaidoyer fexe ñu am fa espace aussi lu ñu wax aussi ci changement de comportement loolu rek moo tax Sénégal du développé wu dëkk bi Burkina Faso car macha allah Sénégal ñoo leen ëpp xam-xam nag parce que seen développement Sénégal lañ jëlee xam-xam bi yóbbu ko waaye tey changé nañ ñoom seen doxalin ci mbay mi ba mbay mi léegi paysans yi ñoo ko yoreel seen bopp ñu ngi changé comportement seen yére sax la ñuy sol boo xoolee seen président bi doo ko gis mu sol veste seen yére la ñuy sol seen consommé local seen lu ñuy bay la ñuy dundee donc Burkina Faso mi ngi romb Sénégal parce que complexe wuñu nag Burkina Faso amuñ complexe boobu nekkul ci ñoom ñun Sénégalais dañu complexe ñun dañuy roy ba yàq suñ dundin loolu moo ñu sonal ceebu Pakistan ceebu nangam ceeb yooyu moo tax nit ñi jabet loolu moo tax Pakistan bi moo tax nit ñi jabet ceeb yooyu moo tax nit ñi jabet kenn wératul lu ci tubaab yi di def sax xamu leen ko parce que
am na loo xam ne xëy na duñ ko mën a wax fi mais ñun bariwaay bu ñu bari dafa jaaxal yenn nasaraan yi il faut ñu am lu ñu gàllankoore mooy ci chimique bi produit chimique mooy ci ceeb bi mooy ci leneen pour feebar yi rek di ñu dal loolu nag ñun bu ñu ko comprendreul danañ sonal suñu bopp il faut ñu changer comportement ci lekkin bi il faut ñu changer moom mooy Ndeyumi Camara mooy présidente antenne départementale bu Guédiawaye moom lañ monté fan yi passé Ndeyumi Camara donc changement de comportement boobu ngeen wax il faut que mu jugee ci ñun loolu gouvernement mënu ci dara parce que mënul bu fekk nit ki këram na ko changel ñun ñoo ko mën a def ñun INAPAD mën nañ ko essayer mooy comme dañoo jege askan wi war a structuré wu comme ni ko président waxee léegi ci communes yi ci village yi ci quartier yi yëpp day am bureau yooyu nag dañ fa war a di waxtaanee doxalinu nit ñi pour nit ñi changer comportement du changer comportement rek de xel mi la ci doxalin bi nan lay doxalee ba man mën a consommer local di bay li ñuy bay nii ma koy dundee nan laa mën a changer comportement ba produit chimique bii ñu may wax dina am rendement bu bari waaye mi ngi yàq suuf si mi ngi yàq suma wér-gi-yaram nan lañ mën a changer comportement ba loolu dootuñu ko def loolu nag waxtaan moo koy indi ci taatu garab yi ci waxtaanukaay yi loolu INAPAD mën na ko jël parce que doxalinam mooy nan la nit ñi mën a changer comportement pour développement wu Sénégal Saloum dañ ñun ñu ngi koy doon démarrer depuis 2016 tey nit ñaa ngi am jiw nit ñi ngi bay le Nerica 4 le Nerica 6 mooy ceeb bu ñu bay comme dugub ñu koy dundee. res ñu xooli maire ba mu bindal ñu recommandation bindal ñu lettre ñu dem maire bi octroyé ñu ay serre donc loolu mission la boo xamante ni fan yu néew danañ ko dox ci ANAT relation entre MOREC ak INAPAD am na ko ko wax donc li may njëkk a wax rek bëggoon naa mu toog mais xëy na am na ñu ko fi nekkal dinañ ko wax wala soxna si nga wax ko INAPAD slogan bu njëkk ci INAPAD mooy structure apolitique la man damay def politique du ma leen wax fu ma koy defee ku fi neex na ko def fu mu ko neex ku ci nekk na nga def politique fu mu la neexee foo ko sentiree def ko man du ma woo kenn ci politique dénkuñu kenn mu woo kenn ci politique aussi Lalla Ndey Ummi Soxna Fatou ñoom ñu jiite fii ak régional bi santuñ kenn mu dem meeting politique wax fa turu INAPAD man ngeen dem nag bu ngeen di def seen politique ngeen def seen politique waaye bëgguñ kenn taxaw ne INAPAD ci politique ci meeting wala feneen du ñu signé partenariat aussi ak organisation politique waaye képp kuy def développement dinañ signé ak yow partenariat parce que développement bu muy def correct méngoo na ak doxalinu INAPAD bu ko soobee mën nañ def partenariat ñu ficelé ko xool nan lañ koy jëmmalee partout dans le Sénégal mais nag ñu sóoraale nag c'est une structure tout à fait apolitique mën ngaa perte sa carte de membre boobu sa qualité de membre ci boo duggee waxee politique biir INAPAD beneen bi mooy base de données bi wax naa ko danañ catégoriser xam kan mooy def lan ba dara duñu rëcc danañ xam diw mii mooy def lii ma nga fële buñ ko cliquer ci ordinateur rek xam ko formation financement formalisation mooy li ma wax rek danañ am ñu partenaire ak état mooy ci jiitu état mooy jiitu ci li ñuy def parce que point axe 1 bi nga xamee moom moo nekk ci PSE bi mooy transformation structurelle de l'économie du Sénégal mooy axe 1 bu PSE axe 1 boobu lan la boot agriculture élevage pêche mooy napp gi ak agroalimentaire point yooyu la mooy secteur primaire bi moo tax secteur primaire bi ñun ñu jël ko gën ko jël en compte y aura beaucoup de formation de renforcement de capacité dina am état dinañu ko defal par le biais de l'ONFP 3FTP ak yeneen partenaires au développement lu mel ni ITA dina ci bokk lu mel ni comment dirais-je 3FTP mais beneen organisation internationale d'ailleurs war nañu recevoir muy fàtte tur bi donc moo ko fàttalikoo dinaa ci ñëw presque jaaxal naa région bu ne 15000 membres lañ soxla 15000 membres yooyu dinaa leen wax lan lañ koy doyee financement bi aussi en premier ci INAPAD la war a jógee fan lañ koy jëlee 15000 membres yi gannaaw bu ñu amee pour le moment 19842 membres mais dañ ne région bu ne 15000 membres yéen ngeen am 16 communes
16 communes yi Dakar am 4 départements 4 départements Dakar yi boo ko diviser par 15 000 membres da lay jox 3750 membres par département 3700 yooyu boo ko diviser par 12 communes yi ngeen am 16 communes man 12 sax laa wax mais 16 communes ah 12 c'est Rufisque moom moo am 12 war a nekk 312 par commune donc bu ngeen ko diviser par 16 ñaata la lay jox 3750 divisé par 16 lu mu leen jox par commune s'il vous plaît ku am calculatrice mu dimbale ñu mu gaaw ñu wax leen xayma bu ñu leen sant voilà da lay jox 3750 divisé par 16 da lay jox 234 membres par commune commune bu ci nekk 234 commune bu ci nekk 234 membres lañ la laaj waaye ñu ne commune boobu dana am bu dee ñun Saloum dina am nangamu village soit des fois 52 villages am na ñu am 60 villages 75 villages am na ville yoo xam ne da nga dem ñu am 100 quartiers waaye ñu ne en moyenne parce que am na commune yoo xamante ni bëriwuñ ay 14 villages la ñu am au-dessous de ça mais ñu ne en moyenne 20 villages boo jëlee 200 yi 200 lan 234 divisé par 20 lu mu lay jox ah mu ngi lay jox 230 par 200 lan divisé par 20 lu mu lay jox 11 personnes par quartier quartier bu nekk rek 11 personnes lañ fi soxla bu ñu amee 11 personnes quartier bu ne ci Dakar di ngeen am 15000 membres yi 15000 membres yooyu kenn ku ne bu joxee 10 000 francs day nekk 150 millions yéen a koy ubbi seen compte du ñëw au niveau national loolu moo yàq kuréel yu bari bu njëkk kuréel yu mag yi dañ daan dellu ku cotiser rek ñu yóbbul la ko au niveau national mais ñun dañ ne région bu ne bu ñu négocier ak benn banque ne ba nga xam taux bi day wàññeeku région boobu mooy ubbi compte ci banque boobu ñu dugal fa seen xaalis parce que aloolu golo ci le xam aloolu borom da koy jege bu ngeen ko fa ubbee ne 150 millions yooyu ci la ñu utee jiwu de qualité des semences de qualité ci la ñuy financer seen unité de transformation yi ci la ñuy joxe ay apport pour bu ñu banque waree financer ci la ñu woowee état ne ko am nañ 150 millions Dakar on a besoin de 500 millions ou on a besoin de 1 milliard parce que chaque année danañu am 150 millions cotisation parce que cotisation annuelle la chaque année 10 000 francs la 10 000 francs chaque année danañ am fonds boo xamante ni mën nañu demal suñu bopp parce que Europe noonu la ñu demalee seen bopp réew yu bëri noonu la ñu demalee seen bopp avant tout suñu contribution communautaire ñun suñu alalu bopp nit lu sa alal dugg rek nga jox ko cër waaye lu sa alal duggul doo ko fonk kon ñun hormis nga jënd sa carte membre 1000 francs te boo ko jëndee 1000 francs commune bu nekk amaat na ci dara waaye dañ koy jox région bi mu téye ko bu ko commune bi soxlaa ñu jox ko 325 commune bu nekk am na ko ci carte membre bi 1000 francs lay jar ñu jëndee ko 250 mu des 750 750 yooyu nga diviser ko par 2 national am 325 région bi am 325 waaye commune bu ci ëppale yaa ko moom département bu ci ëppale yaa ko moom parce que commune du liggéey jox beneen commune aussi waaw loolu laa loon terminé di leen wax ne UNAPAD mi ngi noonu concept am mooy révolutionner mbay mi moderniser sàmm gi reboiser les forêts du Sénégal faire aussi ñu def aussi la régénération naturelle assistée tool yi nga xam ne ni ngi koy bay di ko gor ba mu jeex dañ koy karkaralaat def ci ay garab bàyyi ko mu régénéré wu wala ñu jëmbat ko pour mu mën a enrichir suuf si pour ñu jëm ci agriculture écologique mooy agriculture bio progressivement la mënuñ jékki-jékki rek bàyyi nag chimique bi parce que assuré wuñ suñu sécurité alimentaire ba pare boole ci nag bay nawet bay noor pour ñu mën a assurer suñu sécurité alimentaire loolu danañ ci jëm ci yeneen facette bu département yi structuré y aura des panels des rencontres bu ñu paree document bi danañ ko jox département bu ne ak experts yu fa dëkk bokk UNAPAD ñu travaille ci def ci ay panel def ci ay réunion préparer leen aussi danañ def benn lancement national fii Dakar xawma CICES lay doon xamuñ Grand Théâtre xamuñ Méridien xamuñu Diamniadio fu mu ci mënti doon daal na membre yëpp xam ne danañ ko def partenaire au développement yi danañ ñëw état moo koy jiite UNAPAD yëpp fekkee ko ñu décliner suñuy feuille de route ak nu ñu war a doxalee ci Sénégal maa ngi jégalu gudd na loolu waaye foog naa ne am naa yaakaar ne tontu naa question yi di ñaan yàlla
ñu fas yéene continuer monter bureau bi lu ci des question yi fàttewuma dara tontu naa lépp je pense ah baax na ok yeneen yi ak ñoom tonton Lassana ëllëg buñ taxawee ñoom ñoo ciy tontu ak Traoré ak tonton Younoussa voilà donc ñu dolli ci continuer toujours ñu def vérification des mandats dañ ne département bu ne dañ soxla 75 délégués délégués yooyu dañ ko tas ci communes yi ci 16 communes yi délégués yooyu ñoo nekk nii bu leen neexee ñu lire ko bu leen neexee bu dee d'accord ngeen ne ñëpp a ngi fi ñu dem directement ci bureau bi ah bon bu amee ñu dem garaawul parce que am na ñoo xam tam ñëwuñ parce que temps bi du ko mate am na comme nu tonton Younoussa wax am na organisation bu mag bu am Rufisque aussi am na ñu bëri ñu ngi foofu voilà donc bu ñu neexee ñu lire ko wala ñu bàyyi 15 yi 75 yi ñu bàyyi ko ñu lire bureau bi ñu xam ne daal 75 yëpp ñu ngi fi yéen yéen a ko def d'accord ngeen ko d'accord kon adopté nañ comité directeur bi présentant ñu tàcc loolu kon comité directeur bu 75 membres voilà ñu jublu ci bureau bi nga xamante ni dañu demandé woon de l'insertion et de l'encadrement Khady Diaw troisième vice-président chargé des relations extérieures Alioune Diokhane voilà secrétaire général Lansana Traoré adjoint Ousmane Kandé absent ah d'accord ok trésorier général yaay nen na topp mooy denc xaalis bi ah ñu ngi caañ bi waa d'accord TG adjointe trésorière ah waaw madame la première dame mooy téye xaalis bi bu ko suma papa soxlaa bu ko jox de adjointe Fatimata Bousso mais mën nga ko cee toogal ay ganaar yu baax nag après ma fay ko ñu ñëw ci commission yi commission chargée de l'agriculture Dame Dieng commission chargée de l'élevage d'accord si waaw d'accord chargé de la commercialisation Oumy Gueye Ami Gueye way anamu Ami Gueye sunu cantine yi ak sunu produit yi ci sa loxo la nekk de chargé du non ñoom ñaar lañ boole attends commission bi benn commission la commercialisation et marketing benn commission la kii mooy jiitu kii topp ci voilà mais da ngeen ko tas yéen da ngeen ko séparer non commercialisation da ngeen def commission chargée de la commercialisation ngeen ñëwaat fi def commission chargée du marketing voilà donc kon kenn ki mooy jiitu kenn ki nekk adjoint Ami Dione mooy jiitu yaay adjoint am ok donc après nga defar ko laas dégg nga présente ah non woo nañ ko ah Soukaytal adjoint Soukaytal mi ngi fi donc maa ngi installé le bureau de l'UNAPAD du département de Pikine officiellement au nom de l'UNAPAD et au nom de l'administration sénégalaise ñu ngi installé aujourd'hui à la date du 5 février 2020 l'antenne départementale de Pikine vient d'être installée ñu ngi leen di ñaanal seen mission ngeen réussir ko ñu ngi leen di ñaanal jàmm ba objectif yi nga xamante ne UNAPAD bëgg na ko def dans le Sénégal particulièrement dans le département de Pikine yàlla yombalal leen ko ba lépp lu ci UNAPAD national di def sud Pikine seddu ci te gëm naa ne loolu dana am à travers ressources humaines de qualité yi ma fi gis ci département Pikine gëm naa ne mën nañ relever défi boobu ñu ngi leen di ñaanal rek au nom de l'UNAPAD ngeen réussir seen mission asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bu leen demagum nag ñu def photo de famille mais président on vient d'installer le bureau là